yàlla ak waa kër docteur yi lii mooy fagaru bi gën a wóor muy ñaari dose yi ñu war a def ci li borom xam-xam yëpp wax nekk na loo xam ne mën na aar askan bi mën na aar nit ñi ci jàngoro boo xam ne vraiment xamaguñ ci lu bare mënaguñu ci lu bare ndëgam nag liñ koy fajee jàngoro bi amagul docteur yi nag ñu ngi xeex ci hôpitaux yi di sauver nit ñi sauvetage leen jox ngelaw li ñuy nooyee muy oxygène bi di def seen kem kattan ngir faj waaye nag balaa ngay faj ba fagaroo yàlla mën na la sutura bokk na ci li ñuy fagaroo ñàkk bi di vaccin anti covid mu doon ñàkk bu jafe am ndax adduna yëpp ñoo ko soxlaan juróom-ñaari milliards doomu aadama moo tax réew moo dem même ñu koy defar amuñu lu doy pour seen population bu ñu yàlla suturalee nag ba ñu am si as tuut boobu dañ ko bëgg a jaarale ci yoon te ñëpp ñi si war a jot mën si jot moo tax ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi joxe exemple maanaam wane ne ñoom ñàkk bi ñoo si jiitu ndegam ki lay faj mooy ñàkku nag waxatuma ki nga xam ne yow feebar bi mën na dal sa kaw kon daal ñu ngi dalalaat xel yi di ñaan yàlla ñu fagaru ngir ñu jëlee fi feebar bi li mu lor si doomu aadama bëri na dañuy ñaan yàlla rek mu yemale ko fii te loolu nag bokk na si ñu ñàkku te continuer di takk masque yi si nu anam yu mu waree di respecter lépp loo xam ne moom la waa kër docteur def a ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu gërëmaat leen bu baax a baax sargalaat leen amaan mbégte toogaat présenté waat leen seen émission takkusaan niñ koy defee rek ayuba si nekk altine lay doon ba alxames jàpp 16h 17h ñu gërëmaat buur bi subhaanahu wa taala moom mi ñu mayaat kattan ak tal ak fekkee ba ñu fekkee waat àllarbay tey ji noonu la ñuy jaaree nuy kilifa diine nuy kilifa aada yi nuy ñëpp ñu nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan ñu ndokkeelaat bu baax a baax réew mi mais ndokkelaat président de la république démb ci la nga xamante ne mooy ubbite stade Abdoulaye Wade bu bees boobu nga xamante ne askan bi yëpp ñoom ñoo ci kontaan mu nekk bisu ba nga xamante ne sénégalais yi ñoo ko moom ñu koy rafetlu nag bu baax a baax di ko ci gërëmaat di ko sargal ndax liggéey bi rafet na kon nag ñi ngi gërëmaat sénégalais yëpp di leen jaajëfal ñu am mbégte nag ci invité yi bu baax xam ngeen takkusaan ni muy tëddee saa su ne dañuy daal di invité lépp loo xam ne rek mu ngi ci actualité ak luy ñoŋal sunu dundin dañ ciy daal di waxtaanee moo tax tey ñu daal di fi dalal Cheikh Cissé mu nekk président UNACOIS Yeesal sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal suñu plateau takkusaan ñu bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi. ñu ngi lay fay a'uuzu billahi mina shaytaani rajim inna waliyallahu lasi nasala alkitab wa huwa yatawalla salina asbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sadid lisani nawir jinaani safi amani wa sil baraay waltu kammil axdi wa ilmi wa sahyin wa rafahil yawma kullaha yaa muhin ñi nga leen nuyu soxna si di la sant di la gërëm ci invitation bii nga nu def pour ñu mën a expliquer sénégalais yi li nga xam ne mooy actualité yi di nuyu aussi sama xarit sama frère Mamar Ndaw bi nga xam ne moo jiite ASCOSEN ki Sénégal du ko ñu xam ci kuréel boobu di nuyu itam commerçant yi nekk 14 régions yi 45 départements yi fu ñu mën di nekk di ñaan itam ñu diglu émission bi parce que am na importance trop soxna si daal loolu laa amoon ci lu may nuyoo bañ dugg ci biir émission bi incha allah rabbi jërëjëf ñu am mbégte ci dalal bi ñu la fi dalal mais ñu amaat mbégte dalalaat fi Momar Ndao mu nekk président ASCOSEN moom nag macha allah min nañ ko ci plateau takkusaan ñu ngi lay nuyu bu baax Momar am mbégte dalalaat la ci sunu émission takkusaan. waaw jërëjëf soxna si maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi seetaan ci biir réew mi ak bitim réew. di nuyu nag sama frère Cheikh Cissé président UNACOIS Yeesal. nekk jàmbaaru fàkk tëg doo xam ne moom itamit vraiment mi ngi défendre li nga xamante ne bii moom la engagé wu. vraiment Cheikh maa ngi lay gërëm si sa engagement aussi. voilà ñu am mbégte bu baax ci dalal biñ leen fi dalal tey ñu nar a waxtaane lépp li nga xam ne rek day ñoŋal sunu dundi niñ koy waxee rek saa su ne sotti ci la ak def ci bu ñu waxtaanee rek dinañ am fuñ ko daal di teg ci kanam tuuti sëñ Cheikh dina yeesal dina dégtal askan wi li nga xam ne moom la ñuy wax ci côté commerçant yi Mamar Ndao tamit macha allah toogal fi ñi nga xamante ne mooy consommateur yi dina wax moom it la nga xam ne mooy toogaayam mais balaa ñuy ubbi waxtaan bi dañuy dem régie jëlee élément dellu si waat ci plateau bi.
conseil régional de la consommation ñu amal ko file ci Kaolack ci daje bi mu bokk ci autorité administrative locale commerçant yi waaye itam association consomériste yi liñ fi doon waxtaane muy njëg yu bees yi nga xamante ni nguur gi teg na ko li ni mel ñeel ay produits de grande consommation yu ci mel ni ceeb dëwlin ak suukar. mais xam nga Dakar bu waxee ne par exemple 300 francs le produit bi di jar par kilo produit boobu boo ko jëlee ci pooru Dakar nar ko transporter indi ko ba ci Kaolack wala dëkk bu gën a sori Kaolack ki koy transporter dina fay tuuti xaalis loolu moo tax nag ñu wax ñu nañu jéem a xool ba loolu transporteur bi di fay commerçant bi di fay nan lañ ko mën a dugalee ci prix bi te du gaañ ki nga xam ne ni mooy consommateur bi. am na ay dispositions yu nga xamante ni jël nañ ko lépp rek ngir ñu mën a amal mesure yile ñi le wax ne ni faaw ñii di jaay def ay affiche bu ko defee ñu mën a yaatal. ceeb bii nga xam ne nii mooy 100% brisé di ceeb ordinaire kooku teguñu ci dërëm ni ko Dakar di appliquer noonu lañ koy appliquer ci région Kaolack yépp mooy juróom-benn fukki lañ koy jaayee par kilo au détail. lii nga xam ne aussi muy suukar bu mokk bi loolu aussi teguñu dërëm huile bi nga xam ne nii dëwlin bi nga xam ne mooy nekk ci 20 litres yi mooy nekk ci xandi 20 litres yi dëwlin boobu nee nañ mënuñ cee ñàkk a teg 100 francs ñaar fukki dërëm. ci terrain bi nag service régional du commerce dina fa nekk lépp rek ngir saytu liggéey bi. ñun fixé nañ prix te dogu nañ bu baax pour faire appliquer ko dans la région pour que ñu appliquer ko bu baax a baax. pour avant may continuer damay gërëm bu baax les associations de consommateurs mais aussi les associations de commerçants yi nga xam ne jàppale nañu bu baax ci waxtaan wi pour ñu am prix bi ñuy appliquer au niveau de Kaolack. dans l'application aussi les associations de consommateurs pare nañ pour jàppale ñu muy ASCOSEN du UNCS ñoom ñëpp pare nañ pour jàppale ñu vraiment ci application bi loolu ñu leen ciy gërëm bu baax a baax. ñi nga xamante ni ñoo fi toogal consommateurs yi wax ne seen xel dal na. ñu ngi sant bu baax di gërëm vraiment parce que acteurs yëpp ñëw nañ fi que ça soit grossiste yi que ça soit demi grossiste ñoom ñëpp ñëw nañ fi comme liñ tënkoon Dakar loolu la ñu wàccewaat encore fii ci région bi vraiment ñu ngi si sant bu baax di gërëm di wax askan wi nag nañu nekk seen i défenseur nekk ci koñ yi wax dëgg yàlla bépp grossiste bépp de temps bi ñu gis muy yokku ou bien muy def su dul noonu la ñuy avertir contrôle économique bu ko defee sanction bi war a ñëw ci ñoom ñu sanction bi daan seen kaw. ci lii nga xamante ne nag mooy suukar bi ñi lee wax nañ ne nañ leen fi tabaxal benn magasin de stockage li lee dina tax suukar si mën a jege bu baax dina tax itam ñu mën a éviter lépp li nga xamante ni mooy pénurie waaye itam ay yokku ci njëg li. macha allah mu doon élément bu am solo ñaari camp yëpp toog nañu waxtaan ci li nga xam ne mooy prix bi nag jommal askan wi Wolof Njaay neen luñ ko ciy waxee sax luy ay di wax luy ay di njàmbat kon yéen a waral njàmbat gi noo seetaanee élément bi. merci beaucoup maa ngi lay sant bu baax di la gërëm mais élément bi président de la république ci boppam moo wax ne ministre de commerce dama bëgg nga woo gouvernement si yëpp ñi importé ceeb ñoom sëñ Mamar ak kuréel yi ñu naanta ngoog man ñu xoolal ko naka la ñuy def ba wàññi prix yi parce que wàññi woon nañ biñ ko defee sottiwul bi yoon nag yaakaar naa ne il faut ñu dem ci wàññi ci taxes yi dara taxes nag gouvernement moo ko mën a dindi li ñu waxtaan ak ministre bi teñ amaat information à ce que ay service am ak service ministre des finances ñi ngi ciy waxtaan xam naa président gan ñi mu am fan yi moo tax mais li ñuy liggéey dana pare ci fan yi ñu jébbal ko su fekkee jébbal nañ ko mu am lu mu wàññi ci taxes yi prix yi dina wàññi ko foofu it ma di fi ñaax commerçant yi su fekkee population bi dañuy jàmbat dara ba président am lu mu jóg wàññi ci taxes yi xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk commerçant yi bañ ko jël ñoom rek def ki seen mbuus loolu itam man du ma leen cautionner loolu parce que de temps en temps man damay nekk Momar Ndao de temps en temps parce que consommateur la avant may jiite INACOYESAL te nit bu fekkee ne bii nga ne cim réew su problème amee ku ci ne da nga ci war a jël sa morceau mais waruñu xool rek suñu bénéfice bàyyi population bi su fekkee président def na loolu yàlla def taxes yi am lu ci wàññi ko ba mu dugg en vigueur su soobee yàlla
ñun li ñu ci war danañ ko def mooy danañ wax ak suñu membre yi lépp lu fa rotee ñu appliqué ko à la lettre suñ ko defulee képp koo xam ne am nga ci problème boo geesoo bul jëm si UNACOIS parce que li may wax ñëpp xam nañ sama jikko man noonu lay waxee dëgg la di wax commerçant yi aussi bu ñu jaay marchandise bu primé bu ñu jaay marchandise boo xam ne bii dañ koy yokk wala ñu di ko nëbb amul sens dëgg la forot itam ñu moytu ko loolu daal laa la mën a wax ci départ pour le moment bañ dugg ci biir waxtaan dëgg la waaw maman seetaan nga élément bi wax na ko des fois soo gisee ñuy indi élément boo xam ne day passé balaa ñuy waxtaan ci actualité dañuy fàttaliwaat askan wi li nga xam ne moo fi xewoon balaa lii di ñëw comme président def na ci ay jéego te lii amoon na ci moo tax ñu fàttaliwaat ko yow noo dégloo li nga xam ne mooy élément très bien comme nu ko président Cissé waxee effectivement lii moo nekkoon prolongement décision yi ñu jëloon 31 août ci conseil national de la consommation ndax xam ngeen ne dafa am produit yoo xam ne état moo ko def li ñuy wax homologation prix yooyu nag buñ ko bëggee changer dañuy waxtaan ak acteurs yi maanaam commerçant yi dañuy indi seen ay techniciens consommateurs yi indi seen technicien ñi nga xam ne ñoo koy importer indi seen technicien producteurs yi et cetera ñu def réunion technique waxtaan ñu xool kenn ku nekk lu mu lay dikk ak ñaata ngay jaayee loi day ay jaay perte waaye jaay teg ci lu ëpp tamit waaw loolu xel nangu ko ndax bu boobaa da ngay lor askan wi kon dañuy xool li nga xam ne ki ko defar moom la ko defaree ñaata la ci war a am raisonnablement wala ki ko importé ñaata la ci war a am raisonnablement nga xam ne dina tax mu mën a continuer liggéey mais en même temps su fekkee gis nañ ne su ko ci defee raisonnablement prix bi dina yéeg ndax yéeg na bitim réew ñu ne état kat yaa ñu boot seetal loo mën a teggi si frais yi nga xam ne moom la ñuy fay moo xam douane moo xam taxe pour que njëg gi bañ a yokk bu métti ci consommateur ginnaaw calculer nañ ki nga xam ne moom mooy ki ko defar wala ki koy jaay loo xam ne dina tax moom mu mën a fonctionner bu boobaa suñ génnee résultat bi ñu ne war nañoo dindi droit de douane bi nangam wala war nañoo dindi taxe bi TVA bi nangam su boobaa comité technique bi proposé loolu mu dem conseil comité national des prix nga xam ne ministre du commerce ak ministre des finances ñoo ko jiite buñ toogee waxtaan foofu tam ak même acteurs yi ñoom ministre des finances ne waaw kon douane mun na bàyyi lii taxe bi mun nañ ko bàyyi wala fii lañ mën a yem et cetera bañ d'accord ñu ne kon su fekkee lii dindi nañ ko kon prix bi nangam la war a mun a dikk su boobaa nag ñu yóbbu ko kuréel gi ñuy wax conseil national de la consommation nga xam ne dañ ko yaatal même journalistes yi bokk nañ ci consommateurs yi commerçant yi administration ñëpp ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey ñuy waxtaanee ne comité technique kat lii la proposé est-ce que d'accord ngeen ci su gars yi ne d'accord nañ ci su boobaa ci lañ koy doog a jox ministre bi mu def arrêté wax prix bi nangam la mais bu fekkee ne loolu yëpp jaar na fa mooy ne prix bi nii mu war a wàccee nii la war a doon wala nii mu war a yokkee nii la war a doon parce que bu boobaa kenn ku ne da ngay ñëw taxaw joxe sa argument keneen taxaw joxe argument contraire ñu peser argument yi xool ban la ñuy jël comme lu valable donc loolu moo tax njëg yooyu nekk loo xam ne état daf ne daal naa ko def noo xam ne pour bu mu lor nit ñi mooy ay ceeb ay yu mel noonu yàlla def nag am ay décision yoo xam ne bañ ko jëlee ci conseil bu mois d'août ba application bi dafa amoon ay jafe-jafe yu desoon ndax boobu temps mbir mi dafa yokkoon bitim réew ñu ne nañ ci teg juróomi dërëm pour que commerçant yi di mën a importer pour que compagnie sucrière di ci mën a génn waaye juróom yooyu ñu ci teg compagnie sucrière bénéficié wu ci commerçant importateur itam nee na ñoom bénéficié wuñ ci kon ña ko bénéficié ay détaillant lañ te détaillant bi amul benn jafe-jafe moom li muy jël day jël rek teg ci li muy teg jaay donc ñi waroon a am jafe-jafe war cee bénéficié wu ñooñu bénéficié wuñ ci léegi nag ñu toogaat arrêté bu bees ministre bi génnee ko bi mu génnee arrêté bu bees boobu yokkaat juróomi dërëm ñun nag d'accorduñ ci yokk boobu parce que dañ ne jaarul circuit ndax dafa war a jaar circuit commerçant yi toog consommateurs yi toog producteurs yi toog ñu waxtaan génnee ay argument joxe li tax ñu yokk ko moom nag mu ne bu njëkk ba yokk réunion yi njëkk yi la génneel arrêté bi waaye réunion bu njëkk ba génne woon na arrêté kon mënul génne beneen arrêté boo xam day yokkaat juróomi dërëm ndax bële yokkoon na juróom ba pare jëlee woon na ko 575 yóbbu ko 600 mais même booy xool diggante bañ ko defee 600 maanaam mois d'août ak léegi détaillants yi sax respecté wuñ 600 bi maanaam ñi ngi jaay lu gën a seer
te loolu ministre du commerce moo ko war a veiller pour que ñu respecter contrôler leen voilà contrôler leen beneen bi mooy ca xayma bi ñuy calculer pour wax prix yi détaillants yi rek la ñu waxoon seen prix donc ba tax ko commerçant yi ñoom li ñu leen jagleloon pour ñu def face jotuñ ci compagnie sucrière li ñu ko jagleloon pour mu faire face jotu ci léegi nag bi ñu demee ba ci digg bi nag compagnie ne man 2012 ba léegi yokku ma te maa ngi sonn delloo leen ma li ngeen ma waroon jox au lieu que ñu calculer waat 600 yi ñu ne dañ koy jox 625 loolu nag ñun la ñu wax ne d'accorduñ ci léegi nañ ko calculer waat ndax ca 600 yi waroon na cee am juróomi dërëm yoo xam ne moom lañ teg ci kii bi circuit bi ñi war a am juróomi war nañ koo am bu ko defee njëg gi 600 mooy li nga xam ne moom lañ liggéeyoon ba ñëpp gis ne loolu moo jaadu 625 comme liggéeyuñ ko comme waxuñ ko moom ñun dàq nañ ko waaw donc léegi nag bi coow li bare président ne waaw léegi sax waxuma la suukar kese mais nañ wàññi diwlin ceeb ak suukar bi léegi nag moom la président Cissé doon wax réunion ceeb ba pour yan action lañ mën a def pour prix bi wàcc su fekkee gis nañ ne commerçant yi li ñuy jaayee liñ ci teg normal na ñu ne ok nañ compter boobu ñu xool gis ne kon bitim réew yokk na yokk bu toll nii ñu ne kon état yaa war a def effort su fekkoon ne commerçant bi li muy jaayee dafa ëpp ñu ne ko da ngay def effort su fekkee état bi dañ gis ne taxe yi mu teg la ñu ne kon teggil taxe nangam teggil droit nangam état teggi léegi-léegi nag état day teggi yëpp ñu jël commerçant bi ne ko yaa ngi doon jaayee yaa ngi ci doon teg lii wàññi nañ ko ba lii waaye terewul njëg gi ba tey métti lool day seer ñu ne nag kon comme état def na effort commerçant def na effort na consommateur bi def effort loolu mooy waral léegi-léeg prix bi yokk mais benn prix warut a yokk te teguwut ci yoon ñun depuis 33 ans loolu la ñuy xeex bu benn prix yokk te teguwut ci yoon waaye nag itam du bëgg lu neex consommateur bi rek moo tax rek dañuy wax doo yokk te mënoo dem mais am na foo xam ne yokk dafa ñàkk waaw parce que daloon nañu ci courant bi am na benn at boo xam ne dañ ne duñ yokk dañoo dem ba gisatuñ courant ndax lañ ci waroon a teg pour Sénélec di dox te état amul lu mu ko remplacer taxoon na ba Sénélec amatuloon lu mu defaree courant léegi nag su ko defee nit ki ñu yokkal ko tuuti moo gën mu ñàkk a gis courant ndax amuñ xaalis buñ jëndee carburant amuñ xaalis buñ defaree machine yi donc kon défendre consommateur itam sooy atti sa mbokk tam da nga koy atti ci dëgg waaw loolu mooy mbir mi donc daal tey daal li nga xam ne daal moom foofu lañ toll kët ni jon mooy commission technique yeeg yëpp ñu ngi liggéey nañ pour xool prix yu bees yu jëm ci bees ci ceeb diwlin ak suukar waaw léegi nag ñu ngi xaar décision yi nga xam ne xam naa nag comme ni ko président Cissé waxee président dafa amoon ay gan bon normalement su conseil des ministres amee tey war nañ cee mun a waxtaan lu tax affaire bi gën a gaaw waaw ndax nit ñi daal soxla nañ wàññi ndax koor gaa ngi jege si te il faut que prix yi wàcc ndax dafay am rumbulement yokk maanaam tey kenn day dégg ne li yokk na rek mu yokk da ngay gis koo xam ne li muy yokk amul benn relation tegu ko fenn ndax moom la muy jaay yokkut mais moom day wane ne moo léegi yëpp a yokk waaw donc loolu tam day andi jafe-jafe wala koo xam ne mbir mi dafa yokk dërëm moom mu yokk juróom te xaj na sax bu ko calculé woon du yokk dërëm ndax 15 lay ndaxte xaj na loolu luy dugg ci li muy defar la te li ngay defar bu fekkee yëpp a yokk xam nañ ko waaye bu dee dara ci yokk bi nga xam ne moom la war a tëbb du tolloo ak loolu donc daal vraiment loolu waaw bokk na ci yenn jafe-jafe yi ñi président dégg nga li président Momar waaw déglu naa président ci mbiru commerçant yi yenn saa yi tamit jafe-jafe day am ci côté boobu noonu dañ naa dégg teel rek ñu ne damm na te xam nga tamit yooyu tamit yenn saa day indi jafe-jafe wante faraluma consommateur man de maa ngi remercier sax président Momar waaw ci plaidoyer bi mu def ci ñi ko yebal fii ak yaakaar naa dimbale na ma ci techniquement ci loo xam ne moom moo ma ko defal kon du ma ci dugg waaw li may wax moom waxoon naa la ko bi may démarré mooy commerçant yi aussi nañu nekk ay patriotes waaye état Sénégal yi war na leen a dimbali ndaxte dëkk bu nekk la nga amee ngay waaj li nga am ngay waajee la preuve bakk démb bi nga xamee ne président Allemagne ñëw na secteur privé bi mu àndal ak président bu Turquie président de la République amul mënu leen a woo ay député woon leen ko mënut a woo ay ministre woon leen ko
li fi nekk muy secteur privé la woon leen ko parce que ñëlee fonk nañ seen secteur privé bi ñu ñëw liñ fi andi ñun ña fa nekkoon sax secteur privé Sénégal war leen a gàtt na ñoo ñu ëpp loolu nag fonk guñ fonk seen secteur privé moo tax moom lii dama ci préphoto wala rek parce que sa émission bi dafa am importance du sujet bi nga ma laaj dëgg la mais damaa xam ne secteur privé Sénégal ay jàmbaar lañ président nag mi ngi ciy def effort parce que lu tax lépp lu muy def dana leen impliqué de temps en temps muy tukki ànd ak ñoom waaye damaa bëgg ñu dolli effort ci secteur privé Sénégal dimbale leen parce que bu ñeneen suñu nattongo yooyu ñuy andi wala ñu tase ak ñoom bu ñu demee duñ ñu yóbbul lu bari bi ci des prix commerçant yi liñ leen di digal ñun waa UNACOIS te ñëpp xam ko ak ñun à chaque fois que bu màggal di jub wala tabaski wala kori wala koor dañuy def conférence de presse wax ne commerçant yi bu ñu jaay marchandise bu primé bu ñu yokk prix yi bu ñu jaay fraude léegi nag gis naa ne ak Mamar plaidoyer bi mu def li ci ëpp solo mooy détaillants yi ñooy def loolu te détaillants aussi am na loo xam ne bu ñu arrêté prix dañuy wax service de commerce buñ ñu ci rus ñoo leen jiite mais nañ def seen liggéey parce que ñun buñ déggan li ñuy wax ñun ñoom détaillants yi ñëw aju ci ñun am na loo xam duñ ci egg dëgg la waaw de temps en temps nag ñu ne prix yi dafa yokk comme ni ko Mamar waxee am na ci ñoo xam ne bénéfice rek la ñuy teg seen bët te loolu dañ leen koy tere parce que boo nekkee ci am réew da nga war a contribuer ci la réew mi looy defar réew mi dëgg la buñ ne dafa yokk te yow concerné wu la ci ngor waroo tëb rek ne dafa yokk parce que war nañu yërëm consommateurs yi parce que vraiment ñaari at yi ñu génn sonn nañ commerçant yi nag def nañ effort parce que ñaari at yi nga xam ne mbas mi dafa laal Sénégal benn avion gisoo ko muy andi marchandise wala bateau wala leneen te yow soxna si amul benn bis boo dem marché dépôt ak sa leket delluwaat ne gisuma lu ma jënd dëgg amul loolu dëgg la effort yooyu ñuy def nag ba fexe bay approvisionner marché bi war nañ leen ci dimbali état war leen a jàppale ndaxte ku ne xam ne ne ñaari at yi ñu génn bu fekkee ne Sénégal yi nekkuñu ay jàmbaar réew mi dana am catastrophe boo xam ne bi net luñ ko kenn lu koy saafara dëgg-dëgg nag mooy ñu dem bayi li ñuy lekk tant que loolu amul lii du mën a ñàkk jàppal bayit lii yokku naag parce que Mamar wax na ko léegi kuy jéggi fa ngay jégee bu seen dollar bi yokkoo day répercuter Sénégal nañ góorgóorlu fexe ba li ñuy jëfandikoo ñu di ko bay loolu daal bokk na ci conseil xam ne li ñuy jëfandikoo ñu di ko bay loolu lu am solo la parce que consommer local bi dafa ëpp solo ci li nga xam ne mooy réew parce que day yokk koom-koomam te da koy dooleel mais tamit commerçant yi tamit ci benn côté xam nga wax nga woon nañ ko sànq duñu nañ ko weeru koor gi mi ngi ñëw gis nañ ne yenn saa yi dañ ci jaay yoo xam ne dafa périmé am yoo xamante ne dañ koy jaay du dëppoo ak li nga xam ne mooy mbir mi yooyu yëpp Mamar dina si ñëw si kanam tuuti mais yokk bi ñuy yokk des fois te duñ ko teg fenn loolu tamit war nañ ci taxawaay bu nga xamante ne kenn war yenn saa da ngay dem si boutique jënd fa gaz bi ñu ne la 4500 lay jar nga jékki-jékki dem si beneen boutique ñoo xam ne ci benn koñ lay doon kii day jaayee li 350 kii jaayee ko 450 yooyu tamit defe naa war nañ ci am ay taxawaay yoo xamante ñoo ñu ciy dimbale ñi nga xam ne ñoom ñooy consommateur gis nga ñun mënuñu la may wax ak ñoom waaw parce que dañu nekk ay membre ci ñun nekkuñu seen police wala seen gendarmerie gis nga gaz dañ ko enveloppé gaz ci boppam ak yeneen yu xaw a mel ni moom dëgg la su loolu xasee am ba mu am arrêté boo xam ne dañ ko def service de commerce nañ def seen liggéey dëgg la xam nga wax naa léegi ne buñ ñurus bu ngeen dégg benn yoon Mamar commerçant bu jalgati tout à fait état di ko teg ay sanctions ñu def conférence de presse pour moom duñ ko def dëgg la ñun mënuñu leen a duma parce que aussi du ci dañoo bokk ndey wala baay wala ñu nekk leen rek xanaa yedd bi ci lañ dëkk mooy li ma wax bi may tàmbali suma réunion damaa wax ne bu ñu jaay marchandise primé bu ñu yokk ay prix bu ñu ko nëbb nañ nekk ay patriote ku ko ci dégg tant mieux ku ko ci déggul la ngay jëfandikoo sanction boo ci am nga gérer ko dëgg la loolu moom taxawaayu kilifa la parce que yenn saa yi tamit ñoom ñooy indi nit ñi ay jafe-jafe yu dul jeex bu fekkee Mama da nga bëgg a dolliwaat ci mbir moomu nga dolli ci mais am na laaj bu ma bëggoon ñu laaj la ko yenn saa yi consommateur ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo mbir mi yenn saa yi bu yokk amee xam nga yokk yenn saa yi du mën a ñàkk ndax day am foo xam ne ba fa eggee yokk dina am tuuti wax nga ko sànq parce que fi muy jóge la ci bitim réew ba mu egsi fii nguur gi dinañ teg taxi ci war a am yëpp fu mu war a jaar mais day am foo xam ne fu ñu jaar laal ko foofu tamit def naa fu ngeen fay def communication ak askan wi da ciy am solo effectivement parce que xam nga situation yokk bu amee cas yu bari lay doon benn mu yokk bitim réew ba jéggi dayoo benn bi ñu yokkee ko ci biir réew mi bu fekkee dafa yokk bitim réew ñun li ñuy njëkk a def mooy xool
ndax yokk bi niñ ko bëgg a tegee askan wi jaadu na wala déet wala jaadu. première chose bi ñuy def dañuy wax ne non na état lijjanti loolu. su ko defee commencé discussion yi commencé ñuy wax ñuy xool dindi leen taxe bi dindi leen douane bi dindi leen nangam léegi-léegi dañuy discuter ak douane discussion yi métti mën na leen mais yéen bu leen jàpp rek ne 1 + 1 = 2 da ngeen di calculer rek. dëgg la li ngeen di calculer même bu fekkee ne affaire bi dina war a wàññeeku. ka nga xam ne mooy chef de l'État. moom bu ne nañu wàññi moom yéen calculer leen rek waaye bu leen wax ne ñun mënuñoo wàññi nangam. yéen calculer leen jox ko. bu ko dina manqué peut-être liy dugg ci état bi dina manqué waaye yéen calculer leen rek jox ko. comme moom moo ne nañ wàññi moom dina xam na ne kon liy dugg dina wàññeeku. waaye bu leen jéem a di résister wala dara dañ ne am discussion yu mel noonu. donc su ko defee ñun suñu waxee ak administration wax ak administration léegi administration def ay proposition ne kon léegi dinañ teggi taxe bi dinañ teggi droit douane bi nangam wala wàññi ko nangam. suñ ko calculer gis ne buñ ko defee njëg gi di yokk ñu maintenir ko noonu. xam nga par exemple lu mel ni carburant mi ngi yokk bitim réew mais xam nga yokkuñ ko fii parce que état bi ba léegi nanguwul jëmal mu yokk ci boobu parce que day bañ mu indi yeneen yokk ci yeneen i fànn. noonu la ñuy def mooy premier bi mooy loolu am. mais loolu tam ci même discussion bi danañ xool ñu ne est-ce que commerçant bi lu mu teg jaadu na wala jaaduwul suñ gisee ne lu mu teg jaaduwul ñu ne non d'accorduñ ci lii parce que li ngeen teg dafa ëpp. ñuy discuter ba teg yegsi ci loo xam ne lu jaadu la. léegi nag bu ñu waxee loolu yëpp ba d'accord xam nga dañuy wax prix bi nangam la. comme ni ñu waxee 600 ci suukar bi ci 31 août. waaye bu dee détaillant bi 600 boobu lañ bind ne moom la moom mu di ko jaayee lu ëpp 600. jafe-jafe day am kon yokk biir réew mi la bokkul dara ak yokk bitim réew ba. dëgg la léegi nag kooku nag il faut que ministère du commerce def seen liggéey. bon li ma neex ci vraiment waa UNACOIS yeesal yi ñoom vraiment ñoom nee nañ duñ defaan kenn koo xam ne da ngay def loo xam ne lu defuwul waaw loolu moom vraiment ñun d'accord nañ ci ak loolu moom dañ koy képp koo xam ne daal li nga xam ne moom la yoon wax ne lii la war a jar soo ko jalgatee nañ dal sa ko mais benn jafe-jafe am na madame gis nga da ngay gis par exemple bu simple rek booy xool bonbonu gaz bu nga xam ne moom mooy 2,7 kilos bi mi ngi jar 2885 fii ci Dakar mooy prix normal mais jigéen ñi dañ koy jëndee li gën a seer te duñ kalaame xam nga lu tax duñ kalaame ndax boutiquier bi da ngay am ak moom benn relation boo xam ne moom moo lay lebal léegi-léeg mburu wala su sa gaz jeexee sa jëkkër nekku fa te mënulaa yónnee xaalis bi mu lebal la benn gaz ba mu ñëw léegi nag lebal yu ndaw yooyu mu lay lebal mooy tax duñ leen nangoo boole soo leen nanguwula boole mais sa kaw bopp bi la ñuy taxaw toujours ndax chaque jour ñu teggi loo xam ne yoon la duñ leen nangoo boole ba pare naan waaw gaz bi dafa seer fekk ne ñoom seen bopp bu ñu woote woon rek ñooñu ñëw teg leen ci yoon su boobaa loolu saafara ko donc loolu tam bokk na si lii tax ba yenn yokk yi di continuer beneen bi mooy bu fekkee ne dara laaj nañ ko lu bari wala am ci commerçant yoo xam ne pour mbir mi seer dañ koy xaw a denc tuuti nëbb ko wala bu fekkee ne ni nga xam ne moom la ministère du commerce bindee arrêté bi baaxut maanaam boo waxee ne détaillant bi nangam la war a jaayee te waxoo ki koy jaay ñaata la ko war a jaayee ki koy jaay su fekkee am na prix boo xam ne bu ko rombee détaillant bi su ko naree jaayee loolu day perte su ko defee xam na ne bu ko yokkee xaj na ñu dal ci kawam bu ko defee du ko nangoo jënd su ko nanguwulee jënd léegi offre bi ñuy offre ci marché bi maanaam produit boobu day wàññeeku su ko defee ñu koy commencé yokk ndax manqué gi manqué donc yooyu yëpp bokk na ci yoo xam ne day indi ay situation yokk yoo xam ne wax dëgg yàlla du tegu ci yoon soo yoo ñu déggee ñuy coow rek xamal ne dañ koo tegul ci yoon loolu mooy problème macha allah mu doon lu am solo damay delluwaat régie jëli jiwaat beneen élément dellu soit plateau bi Conseil national bi mu dajee jël na ndogal bu mel ni supprimer lépp lu jëm ci wàllu taxe yi nga xam ne ci ay jamono dañ ko tuddee woon taxe conjoncturelle ci wàllu importation teg ko ci kaw suukar si nga xam ne moom ñu dippee suukar cristallisé importé wàññi taxe ajustement importation jëlee ko ci fukk yóbbu ko ci juróom ci téeméer bu nekk ci wàllu dëwlin yi nga xam ne ay dëwlin la yu nekk fii ci biir réew mi te ñu jëlee ko ca bitim réew ba tey téye na njëg li fa mu nekkoon ci wàllu TVA ci 0% ci wàllu ceeb bi yeneen yi ndogale ngi nii yu mu jël bokk na ci dindi lépp loo xam ne ay droit de douane la ci wàllu ceeb bi
ajandi lépp loo xam ne ay droit de douane la ci wàllu lu ñuy wax bele bi. jël na it ndogal bi nga xam ne moom la ñuy wax application taux 0% TVA ci wàllu farine bele bi delloo it li nga xam ne moo di wàllug stade de commerce bi ci fi nga xamee ni fa la war a nekk. gouvernement bi fàttewul it bidongu litre yi nga xam ne day am 20 litre te ñu war a jaarle ko ci yoon ñoom wax nañu doxalin bi ci administration bi daan ci jël ay pexe wax nañu it ay ndogal yoo xam ne obligatoire lay doon ci wàllu déclaration stock maanaam lu war a am la te day am saa yu nekk nit ki lu mu teg stocké ko mu yëgale ko ci fu mu ko war a yëglee. état du Sénégal fàttewul it li ñuy wax homologation njógu jumtukaay yi nga xam ni dañ ko soxla ci wàllu tabax fii ak ñeent fukki fan ak juróom daañu jël application taxe conjoncturelle bii nga xam ne moom la ñu jagleeloon suukar bii nga xam ni moom la ñu dippee suukar raffiné te muy jóge bitim réew. am na ci it yeneen i matukaay yoo xam ne jël nañ ko boobu ak léegi ngir fexe xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllu njëg yi nga xam ne dañ ko yokk ci marché bi waaye it fexe dëppoo ak lii nga xam ne ay njëg la te marché internationaux yi indi ko rawatina it njëg yi nga xam ne moo jëm ci wàllu lu ñuy wax fret maritime. mu doon élément bu am solo yow laay jox kaddu gi loo jàngat ci élément bi parce que élément bi moom mun nga ko tontu sa bopp. élément bi am na solo trop. li muy wax ni daanaka ñun moom la doon waxtaan. moo ngeen doon wax waa. xanaa ma ñëw ci suma frère bi Momar léegi ci wàllu douane li mu doon wax noonu douane Sénégal aussi ñu jar a gërëm lañ. parce que gis naa Momar moom de temps en temps moom buy plaidoyer gaayam yi. ñëpp lay bombardé ñun sax léeg-léeg mu laal ñu. xam nga te dafa xaw a comme ñu ngi bokk plateau bi rek. waaye douane aussi moom frère buñ deful noonu rek àddina tukki parce que douane. ñoom ñoo nekk bëti président nekk bëti président ministre de finance li nga bëgg buñ ko defoon tey ji bu ñëwee ñu jàllale ko comme noonu won leen ko ñoom duñ ay technicien nañ yoo xam ne yi du dama leen a faral nag pour seetal leen ay fleur mais dama xam ne bu nekkul woon ci réew mi kon àddina tukki parce que réew mi li koy doxal mooy douane ak ñoom ñoo koy doxal douane li ñu am pétrole bi dañ koy ñu rek gisagoo ko bu fi douane nekkul woon amul impôt kon réew mi tukki àddina tukki de temps en temps kon ay techniciens lañ yoo xam ni du li yëngal yeneen ministères yi ci coow ñoom dañ naan teg fexe ba tegloo leen seen tànk foo xam ne buñ ko fa tegee du rës ma ñëw ci lii élément bi du mu doon génne nii li mu wax rek mooy ñun dañu anticiper li muy wax dëgg la en tout cas man li ma bëgg mooy su fekkee yàlla dogal na président wàññi na prix yi mu dem ba egg ci ñi nga xam ne ñoo koy consommer effectivement bu mu am benn kaayatu boo xam ne ñi nekk ci kaw dañ koy bénéficier ñi taxoon ñu di ko def duñ ci jot loolu daal moom du ma ko encouragé mu ko ci àddina foofu lay waxee parce que ñi ngi xaar nag ci fan yi ñu génn ay prix yu bees buñ ko yëgee luñ ci man danañ ko def parce que danañ def ay conférence de presse wax ak suñu membres yi wax leen li ñu war a def ñu bañ a jël prix yi rek parce que saa soo gisee ne état jël na benn décision wàññi taxe dana ci am ko amul woon ko am ko amoon ku ñàkk mécanique bi nag boo gisee ma mën ko def dama dund ci ñaari côté yëpp ndaxte de temps en temps ñu wàññi ay taxe am ku ko fayoon ba noppi am ci stock bu mag boo xam ne ñëwoon na ba pare ci prix yu njëkk yi ak dollar bi mu ko jëndee mi ngi moom te bu fekkee wàññi ba xas na ne tàgg rek da koy appliquer foofu nag mais waaw déclaration moom est-ce que du dafa war a mën a dem déclarer ji bagage moom laa bëgg a wax foofu nag il faut que service de commerce directeur de commerce intérieur dimbilee importateurs yooyu à ce que ñu bañ a ñàkk ki nga xam ne dafa ñëw prix bu bees mu dem importer ci bagage mu ñëw mu appliquer ko fekk douane wàññi na kooku amu ci problème mais kii defoon ba noppi xam ne taxe douanière bi mi nga woon foofu ñu ñëw wàññi gi obligatoirement la dama doomoon bëgg su fekkee lu bari la indi su fekkee dañ ko ne rek fii la prix bi yem moom foofu lay jaare daanu mooy fi may waxee day am ñu bénéfice am ñoo xam ne ci lañu jaare ñàkk loolu nag état moo ko mën a réguler direction de commerce moom mën na ko def parce que bépp marché bu dugg fii ku am stock te nekk ci jub
da nga ko déclaré. douane xam na itam bépp marchandise boo xam ne da ko dédouané. xam na bis ba mu ko dédouané ak ko denc. dëgg la voilà parce que moom la ñu wax léegi ci élément bi nee nañ boo amee yenn quantité yi da nga ko war a dem jaarale ci yoon. voilà bu yokk bi amee fekk yow am nga stock bi. dinañ la mën a xool naka lañ koy lijjantee. mais nag bu fekkee da nga koo jaarale ci neneen. bu ñëwee day fekk rek ne la nga yéene woon nit ñi rek moo dal sa kaw. moo waat nee nañu prix yi fan la toll ndax dina wàññeeku ndax nee nañu métti na métti gu nga xamante ne. Sénégalais yi dañoo sonn benn période. waaw il faut que ñu wax waaw chaque jour duñ nelaw ñu ngi calculer nan lañ mën a def. pour prix wàcc chaque jour ci loolu lañ nekk. actuellement depuis presque 2 semaines. ñi ngi ci ay réunion technique pour calculer ni nga xam ne buñ ko defee njëg yi wàcc ci consommateur yi. donc fi mu ne nii comme fexe nañ ba kilifa gi nee nañ wàññi. ñi ngi xool technique yi nga xam ne moom lañ doon def pour wàññi réunion nañ commerçant yi réunion nañ. ministère des finances réunion nañ ministère du commerce. tout ça pour finaliser loolu. donc su fekkee daal mbir yi kii na daal incha allah dina am ay prix yu wàññeeku yu bees. léegi nag li des défi bi des. mooy fexe ba kuñ jaay prix bu ëpp li nga xam ne moom wax nañ ko. nga déclaré ko. bu ko defee ñu mun leen a jaarale yoon. waaye bu fekkee tam ñun dañuy xeex di sonn fexe bay wàññi prix yi ba pare. te buñ ko waree appliquer nit ñi duñ laaj ñu appliquer ko. kuñ jaay lu seer nga jënd. soo bëggee wax sax keneen ki leen ne waa nangam rek la. xam nga loolu tam dafay décourager nit. dëgg la heureusement ñun li ñuy def. parce que juróom yooyu ak fukki dërëm yooyu mën na jar leneen. dara la exactement moom ni mu doonee dara ci ñoom noonu la doonee dara ci yow. parce que ay juróom yu bari. mooy def million. loolu la donc bu fekkee ne loo xam ne tous les jours da nga koy jënd. wala nga ciy jënd lu bari. bu yàggee day nekk xaalis bu bare. te Sénégalais yi wax dëgg yàlla. seen loxo jotul seen ginnaaw. surtout temps yi nga xamee ne Covid bi am naa ki mel noonu. mais leneen tam am na solo loo xam ne. man bëgg naa ñu insister ci. muy lan. man damay wax benn théorie mooy ne mos. na ñëpp mos. ndax boo xoolee Sénégalais yi des fois soo leen waxee dara yokk na. da ngay gis mag ñi ñu ne yal nañu yàlla may luñ ko jëndee. ndax xam nga ne koom. bu amulee. luy jar dërëm sax doo ko mën a jënd. doo ko mën a jënd loolu moom dëgg la moom. kon njëg gi wàññi d'accord. waaye nañ fexe tam ba nit ñi am activité boo xam ne buñ ko defee. dina tax ñu mun a seen loxo mën a jot seen ginnaaw ñu mun a faire face à certaines dépenses. boo xoolee tey réew yi développé yi njëg yi fa la gën a seeree. mais ñoom duñ ko yëg parce que am nañ koom. ndax tey ji am na ay yu ndaw yoo xam ne. xam nga ministère du commerce moo yore ministère des PME. te gis nañ ne. bu njëkk da nga daan gis jigéen ñi di gagné ay marché. ñu leen di jox ay liggéey yoo xam ne buñ ko defee ñu fay leen ñu mos dara mosal seen rakk wala seen yaay wala seen waa kër kenn wala dara li ci des ñu déposé ko ci ay microcrédit yi. suñ ko déposé ci microcrédit yeneen jigéen ñi nga xam ne ay jàmbaar lañ. bugg a dem jaww bay jënd ji diwtiir wala dara jaayaat wala ñii di jaay saabo wala ñuy def ki suñ demee ci microcrédit yooyu. dañ leen daan lebal facilement. mais bu fekkee nag jigéen ñi nga xam ne ñoo daan jot marché yu ndaw yooyu. di ko déposé ci microcrédit yi. jotatuñ marché yi ndax ñu mag a koy jot. su ko defee microcrédit yi dootuñ amati xaalis bu ñu lebal ñeneen ñi. su ko defee boo ñëwee di leb ñu lay laaj ay kayiti kër et cetera. su ko defee ñooñu tam duñ mun a mos. nag suñ dul mos rek. affaire bi day métti il faut pas que mos bi di demee bor. il faut que mu tas ci réew mi donc ñaari politique ñoo war a ànd maanaam prix yi. mais en même temps fexe ba ñu bari seen loxo bu jotul ginnaaw gi carrément tam mu xaw koo jege donc loolu tam il faut ñu koy bàyyi xel pour que tam mu gën a sotti daal waaw yaa ngi wax sànq ci consommateur nee nga ñuy signaler ñi nga xam ne ñooy yokk tey nekk si koñ yi loolu am na solo mais ndax def ngeen ay numéro vert yoo xamante ne bu ko defee askan wi dinañ leen mën a jot ak ndax buñ leen boolee ñooñu di ngeen mën a ñëw foofu ñu mënti nekk lu mu sori pour ñëw saafara ko waaw léegi dafa am lu ñuy wax direction du commerce intérieur maanaam région bu ne département bu ne dafa am service du commerce service du commerce boobu bu dee Dakar la 33 821 12 18 mooy numéro bi képp koo xam ne gis nga lu la jaaxal ci mbirum prix loo xam ne ñu ngi koy def te jàpp nga ne jaaduwul soo wootee foofu ñoom dinañ la yónnee équipe
boo xam ne moom day ñëw rapidement intervenir pour saafara loolu donc loolu c'est très important ma baamtuwaat ko 33 821 12 18 mooy service régional du commerce région itam benn bu ne am na ab numéro boo xam ne boo ca wootee ñoom itam ñu yónnee la ay éléments yoo xam ne dinañ ñëw pour def liggéey bi loo bëgg a dolliwaat askan wi ci fànn bi ngeen nekk. xam naa ñi leen di boole ñoom duñ bari. waaw pour nit ñi gën a li Momar di wax. duñu boole Sénégal loolu mooy seen défaut may ma ñi leen di boole duñ bari parce que ñun daal li ñu leen di wax. commerçant ñu nekk ay patriotes. dëgg la. xam ne Mamar Ndaw mi toog fii tey di défendre consommateurs yi. ak Cheikh Cissé mi toog fii tey di défendre commerçant yi. ñoom ñi nekk seen boutique yi di jaay. ñoo yem. dëgg la lii liggéey bénévole la. donc ñoom ñoo war a góorgóorlu nekk ay patriotes. mais bu ci boolante desee kenn du boole kenn parce que lu tax loolu ki nekk ci koñ bi di jaay Moussa Lo ma nekk ca kër ga bu xëyee dinaa ko tey de dafa doy ki man demal ci borom biti mu lebal la ba ma ñëw ma ku ne ngeen ñu lebal la nooy boole nit commerçant yi ci seen jëm bopp ñoo war a góorgóorlu yërëm leen man foofu laay waxee mais bu ngeen xaaree boole Mamar kenn du boole kenn parce que réew mi moo demee noonu ñoom ci seen jëm ñoo war a nekk ay patriotes gis ni réew mi doxee su prix amatee ñu appliqué ko du tee ñu am seen wërsëg dëgg la wante bu ñuy xaar ku boole kenn du boole kenn parce que la majeure partie dañuy dem leb dem teg sa kii biti bi sax su baree nit doo ñemee wax ndax bañ ñu jànni la da ngay toog ba mu féex nga dem déy ko ne ko tey de nangam ki nangam gis nga dama jaar ci marchand ambulant jaar ci détaillant jaar ci course yëpp Mamar dama ko def moo tax fi ma toog ni su may waxee dafa mel ni loolu day protéger sama bopp xam dëgg la waaw gis nga boole bi yeneen réew yi tubaab yi nga xam ne ñoom lébuñu dañuy jënd convenablement dëgg la waaw fale waaye fii commerçant yi rek la ñu war a ñaax Mamar man ak yooyu ñun ñëpp ñu boole leen ñaax ñi dugal yërmande loolu rek mooy régler problème voilà li mu wax noonu am na solo parce que xam nga tamit macha allah nee nañu góor balaa moo gore day góor ci dara su góorul ci dara day am jafe-jafe léegi nag ñoom nag ci loolu la ñuy profité loolu nag laay ñaax di ko tekki seen kaw te ñi koy def ñu bare bari ci koñ yi xam nañ leen tey boo waxee nit ñi dañ koy gisee neneen mais doy waar bu nga xamante ne waxoo te wax na wax ju am solo kon ñiy jaay ñoo war a dawal yërmande te xam ne nit ki lépp looy def na bëgg nga ci barke tout à fait waaw parce que boo xoolee xam nga tey ji prix yi li pour firndeel li nga xam ne moom mooy la situation actuelle quartier bu nekk ak prix la moo ma jaaxal de man ci produit yoo xam ne dañ ko administré dañ ko homologué da ngay gis fii nga dem fii ni ñu la koy jaay prix yoo xam ne moo gën a seer fi nga xam ne waaw parce que dañu naan entourage ni foofu ni mu dëkkee la tëddee lay doon exactement donc kon vraiment manque de respect des prix am na ci côté boobu am na beneen jafe-jafe bu ci nekk aussi mooy am na ci mbari dañuy fay seen frigo yi pour foog ne ñi ngi économiser courant non seulement duñ économiser courant parce que lu mel ni ay frigo lu mel ni ay kii appareils yi am compresseur comme ay climatiseurs yooyu boo ko fayee boo ko taalaatee ca njëlbeen nga dafay consommer 7 à 10 fois plus li nga xam ne moom la war a consommer normal kon donc doo ko xam nga kon doo économiser te produit ba dina yàqu te date bi jotul donc yooyu yëpp il faut que ñu bàyyi ko xel su ko defee ñoom détaillants yi ñu xam ne frigo boo koy fay da ngay consommer lu gën a bari ndax moom am na système am bu muy def pour di arrêter waaw day fayal boppam di kii mais yow bu dee yaa koy fayal bopp tàkk taalaate da ngay am jafe-jafe kon yooyu itam il faut ñu koy bàyyi xel ndax détaillant bi mooy ki nga xam ne moom moo yore responsabilité produit bi xam nga président Cheikh wax na sànq ne buñ jaay lu périmé bon c'est vrai am na ñoo xam ne dañoo dëng ba dañuy jël date yi di ko changer mais am na ñoo xam ne dinañ la jaay produit fekk date bi jotagul fekk yàqu na ndax nañ ko dencee moo baaxul méngoowul voilà donc yooyu yëpp bokk na ci yi nga xam ne war nañ cee ñaax détaillants yi pour ñu bàyyi ko xel bu baax pour vraiment gën a mun a kii daal waaw respecter li nga xamante ne moom la leen yoon teg waaw macha allah président may signaler que li ñu cëralee woon ci waxtu li ci des lu néew la lan ngay gën a déggaat sunu mbokk commerçant yi gën leen a ñaaxaar rek comme ci ñaax ngeen dëkk mais dolli bi du yàq dara ak loo bëgg a tëjee rek nga doog a tàggatoo dénkoon rek moom fekk nañ wax ko ba pare commerçant bi aussi ku jar a dimbale la ndaxte ku ci ñii dañoo opté dem defi politique nekk ay député ñii nekk ay ministre nekk leen yàlla def ñii ñu opté nekk ay commerçant te bu ñu fi amul woon ñi ngi leen di wax di taxi ci ñoom dañuy wut bénéfice dañuy def li mais réew mi bu amul woon ñu koy def état mënu ko def la preuve ci li président bëgg a def nii rek mënul toog conseil des ministres
wàññi fa prix yi te amul relais il faut ministre de commerce woote woo moom ñoom Mamar woonu gis nga ñun ñii li ñuy def nii bu ñu amul woon état moo ko war a créer état waroon na créer bu fekkee ne mën na ko créer ay organisation yoo xam ne ñooy relayer li nga xam ne mooy information bi ba jàll Mamar mii li muy defal consommateur yi mu toll nii président mënul toog rek bureau am nekk place su Mamar il faut Mamar ñëw di liggéey bénévolement dinaa ko waa yeesal itam man mii ba ma xëyee ba tey jaaruma sama bureau maa ngi ñëw ci yow te li may liggéey bénévole la mais état mënu ko def tey bu ñu paree itam ci li ñuy def ba enveloppe prix yi ñun ñooy demati ci rajo yi di wax commerçant yi buñ def lii buñ def lii donc maa ngi nuyu commerçant yëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax ne xaw ma sunu ngeen baal ma sunu réunion yi ñu daan def bu koor gi jub dana fi xaj wala déet maa ngi profité la ma leen bëggoon ma wax leen ko mooy bu ñu jaay marchandise bu primé buñ ko yokk nañ góorgóorlu lii ñuy wax itam bu fekkee ne ngóor gi def na ko ba ñu gisandoo ko ak ñoom mu enveloppe prix yi nga xam ne dafa flambé nañu góorgóorlu ba vraiment buñ ñu teg seen i njiit gàcce parce que ñun bu ñuy dem réunion seen kàddu la ñuy yóbbu buñ fa jógee itam lañ ñuy wax lañ leen di wax ku ko ci def nag déggoo la ñuy wax soo ci am loo ci góob nga gare ko loolaa ci xam macha allah Mamar dégg nga li président wax loolu la tàggatoo yow la ngay tàggatoo ak consommateur yi loolu leen di gën a dalalaatee seen xel waaw li may tàggatoo consommateur yi daal mooy nañ xam ne suba midi ngoon ñu ngi leen di défendre dëgg la même buñ déggut ñuy wax ña ngi koy lijjanti fañ ko war a lijjantee dëgg la ndax mbir mi nekkul li wax rek xam nga léegi-léeg ñu bari dañ foog ne foog ngay coow di yuuxu woy c'est pas normal nangam te su fekkee yow da ngaa wax c'est pas normal te ka nga jàkkaar lool il faut nga démontrer ko ne ko c'est pas normal soo waxee c'est pas normal ba amul njëriñ il faut que nga am argument ndax kenn ki day taxaw yore argument technique nga war a taxaw am argument soo amul argument loo yuuxu doo am yoon donc kon liggéey bi daal xam ne lu yaatu la lu xóot la ndax dafay laaj xam-xam dafay laaj nga xam lu xew ci biir nga xam nooy défendre waaye bu fekkee ne rek da ngay def comme traditionnellement lii am Sénégal nga xam ne dañuy wax rek di wax di yuuxu waaw pour ñu ne mi ngi yuuxu kan mi ngi wax bu boobaa doo am résultat te li am solo mooy résultat ndax moom mooy tax consommateur bi gis boppam ci résultat bi waaye consommateur mën na gis boppam rek ne yaa ngi wax yaa ngi yuuxu waaye amoo résultat bon du amul njëriñ ci moom kon lan lañ mën a xaar ci jamono yi li ñu war a xaar ci jamono ji mooy actuellement liggéey nañ ci suuf liggéey boo xam ne su fekkee ne antu na njëgi suukar ceeb ak diwlin dina wàcc waaw loolu daal moom vraiment su fekkee antu na dina wàcc leneen am na yeneen tam yoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ko commencé di kii parce que par exemple lu mel ni blé bi xam nga dafa yokkoon moo taxoon farine yokk mburu yokk mais blé bi gars yi projeté woon nañ ne dina gën a wàcc ba mois de mars dina wàcc bu baax a baax su wàccee bu baax a baax tamit dinañ ñun am argument ne nañ ko wàññi bu ko defee mburu mun na wàññeekuwaat donc yooyu yëpp ñu ngi ci chaque jour nekkul nag lu ñuy annoncé ci kaw toujours waaye ñu ngi ci donc su ci yàlla àndee daal mun nañ am ay yeneen prix yoo xam ne mun na intéressant waaw mais tamit ñuy fexe contrôler prix yi ñu gën di ci veiller ci li nga xam ne mooy exactement côté boobu noonu tamit nga ñaax leen balaa ngay tàggatoo waaw contrôle prix yi vraiment nañ concentré wu def liggéey bi di ko siiwal nit ñi xam ne ñi ngi liggéey ndax bu fekkee ne dañuy def contrôle de prix ba pare te kenn gisu leen dañ naan contrôle de prix amul beneen bi tam mooy na leen état dooleel yokk leen ñu bari ndax suñ bariwul liggéey bi day yéex a yegg si ci yenn zone yi te kon bu boobaa dañuy foog ne ba tey nekkuñ fi parce que yenn saa li koy indi tamit defe naa dañuy xaw a néew ci benn côté ndax dëkk bi day yokku te ñoom yokku voilà exactement ñun moo tax mu ngi mel ni service d'hygiène noonu la woon fexe nañ ba commencé nañu leen di recruter mais nañ ñu recruter tam ñi nga xam ne ñun sax proposé woon nañ ay volontaires de la consommation comme ni nga xamee ne ASP yi noonu la ñuy dimbalee policiers yi mu am ay jeunes yoo xam ne dina créer emploi ñoom ci quartier bi ñoom koo xam ne yaa ngi jaay loo xam baaxut wala prix yi respecté woo ko ñoom ñooy lay signaler su ko defee ñu verbaliser la donc bu ko defee liggéey bi gën a yaatu bon waaye yenn travailleurs ministère du commerce yi ñoo bañ loolu bon mais daal ñu ngi négocier ba léegi daal pour mu yaatu daal pour que liggéey bi gën a mun a yemb daal tàggatoo di wax daal ne Sénégalais yi ñu ngi leen di wax ne seen coono yi yëg nañ ko ñu ngi ci suba midi ak ngoon waaye nag daf ci am partie yoo xam ne mbéjum kanam borom a koy fajal boppam suñ la defee dara signalé woo ko tamit day jafe su fekkee nit ñi yëguñ ko
pour jàppale la ci kon tam bu fekkee ne am nañ jafe-jafe nañ koy signaler yi tamit mu doon lu am solo mu am mbégte bu baax a baax ci dalal bi ma leen fi dalal fi président Cheikh Cissé mu nekk président UNACOIS Yeesal macha allah ma gërëm tamit Maman Ndaw bu ne mu nekk président ASCOSEN toogal fi ñi nga xamante ne ñooy consommateurs yi moom mu toogal fi commerçant yi ku nekk nag gis nañ ne liñ fi waxtaanee waxtaanu kilifa la ak ku nekk jël nga la nga xamante ne mooy sa responsabilité mais lépp ci askan bi rek lay dellu si waat ñoo bokk lépp kon ku ci nekk côté bi nga nekk na nga fexe rek ñoŋal ko day am solo ma gërëm waa régie bu baax sargal leen teg ko ci loxo temps Khady Touré gërëm ñoom Aada ñoom Coro Samb ñi nekk régie ñëpp ñu ngi leen di sargal gërëm tamit Ndeye Boolo moo nekkoon ci caméraman mais gërëmaat invité yi bu baax a baax sargal leen amuñu seen fay maa ngi gërëmaat téléspectateurs yi bu baax a baax jox leen dig daje ba suba incha allah